mbokk yi benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot li xabaar yi. téeméereelu yoon ak ñeent fukk ak benn ci wooteeb Seydina Limaamu La loolu tey jii lay am taalibe yi nag tàmbali nañu di ñëw foofule daañ ci jokkoo léegi ak suñu nattango bi di El Hadji Moussa Thiam fukki nit ak juróom yoo xam ne yi faatu nañu ci Covid bi fii nu toll ni ci benn bés Sénégal léegi mu àgg ci daanaka junni yoo xam ne yi ñàkk nañ seen bakkan mbaa lu ko ëpp daal ndax daal jege na ko lool téeméer ak ñeent yoo xam ne itam ci wàllante bi la tey tamit am na ci ñeent fukk ak ñeent yoo xam ne yi daanaka ñu ngi ci sauvetage li ñuy wax naan cas grave loolu daan ci jokkoo léegi ak ni seen xam-xam màcc ci wàllu fànn bu El Hadji Mamadou Ndiaye ci bisu tey bi fukki nit ñooñu ak juróom faatu ci li tolloog daanaka fan yi ñeenti fan yi loolu dañu wax ne sax itam boo seetloo daanaka dañu ci daal di jeexal itam li nga xam ne moo di mbiru catastrophe sanitaire bi waaye nag fii ci biir Sénégal ba léegi itam doomu jàngoro bi moom tey jii la wàllu gën a ay ba léegi mi ngi fii te war nañ ko te bàyyi xel bu baax a baax daañu ci jokko léegi ak Marie Rosalie Ndiaye état d'urgence bi nga xam ne ci wàllu wér-gu-yaram itam fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars lay jeex naam waaye nag itam firiwul na nag léegi aaru gi dafa daal di jeex daan ci dikk léegi toftal ci incha allah geraw bi nga xamee ne syndicat bi nekk ci waa kër docteur ak technicien supérieurs yi SATSUS ñoom ñoo daal di nekk ci geraw boobu daan ci jokkoo léegi ak kii di Babacar Samb ci biir xabaar yi toftal ci yeneen i xabaar. Maodo Faye. téeméereelu yoon ak ñeent fukk ak benn ci appel Seydina Limaamu tey jii la ca Yoof taalibe yi fi mu toll nii ñu ngi daal di tàmbali nag itam dem fële ca place bu nekk fële ca jàmmalaay ci jamono yi nga xam ne nag dañoo nekk ci wàllu mbas mi El Hadji Moussa Thiam. waaw xam nga li nga xam ne nag moo di daal lii di place yor-yoru jàmmalaay lu am solo la ñoom nag ci li nga xam ne moo di yoonu laay bi ni nag ñu woote woon ci daal am daje boo xam ni dañ koy amal ci li nga xam ne nag moo di respect lii di geste barrière yi boo tax ni nag maanaam daal booy dugg si dinañ la pomper des loxo yeeg yooyu raxas ko waaye tamit ñu teg ay drapelé yoo xam ni dafa wër fi nga xam ne nag moo di lépp ci place su jàmmalaay pour que nit ñëw rek teggi benn drapelé toog loolu lépp pour respecter li nga xam moo distanciation sociale bi ñu respecté ko bu baax a baax waaye nag jàpp nañu tamit nit ñi ba xaw nañoo takk lool nag tuuti ci biir place jàmmalaay naam bu nekkee mbedd yi yeeg yooyu ñu daan xamee xat yeeg ak yi nga xam ne nag mooy daal nit ñi daan bëri meekuñ ko fii ci Yoff jàmmalaay waaye xam ni mooy ba ñuy jël kàddu sax sëriñ Mouhamadou Mokhtar Laye yëkkatiwaat na kàddoom luñ koy faral di defee rek si daje yu mel ni gannaaw ba mu ñaaxee taalibe yi nag ci jaamu yàgg tamit ak ci kër ñëw na yëkkati kàddu daal di retenu ak daal discernement ci li nga xam ne mooy période tuubi bi leen daal jamono ji ci jamono nëx la ñu te nëx daal maanaam da ngay xaar ba ndox mi tey nga door a naan moo ngi daal yëkkati ay kàddu daan ñii di taalibe yi nañu xam fu ñuy teg seen tànk nañu xam lu ñuy dox nañu xam lu ñuy wax parce que jamono yi ni ki mel daal manipulation yi day bëri ak ni ki mel boo tax ni da ngay gis koo xam ni daal ci nu mu ko waxee muy ñu jëlal ko solal ko muy waxkatu dëgg ñu dugal ko solal ko mbubu kuy wax kàcc ñu jël kenn koo xam ni waxkatu lu baax la ñu jël tamit leneen teg ko ci këm mu daal ay misaal yoo xam ne joxe na ko ci lu bëri loo xam ni moo di ay bu mu amoon di sàkku daal ci nga xam ne ñoo di taalibe yi jamono ni ki mel nañu daal tënku ci li nga xam ne moom la Seydina Limaamu Laay Al Mahdi wax ci li nga xam ne moo jëm ci ni ki mel ki nga xam ne nag moo di tamit porte parole famille bi di Mouhamadou Lamine Laye yëkkati na kàddu di dëggal loolu xam le ne rek ni daal li nga xam ne moo di communauté Layène bi ak lu Layène bi dañ leen di ñoom daal ku ci sa bër taa nga ñëw fii boo paree daal faj sa aajo dem bàyyi leen ci ginnaaw loolu daal yëkkati kàddu yooyu ni daal ñoomee dañ leen di jëriñoo rek kon nag moomee yëkkati dañooy kàddu di baral di wax ne tamit si li nga xam ne moo di Sénégal daal benn gaal la képp ku ci ne tamit ku foo mënti ne waruñu seetaan ngay bëtt gaal gi ndax bu gaal gi suuxee tamit ñëppay suux loolu yëkkati na kàddu yooyu daal jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo fa teewoon li nga xam ne nag moo di daal appel bi tamit dund nañ ko ci yeneen gox comme Cambérène ak fi nga xam ne moo di Ngédiaga Jamalika di ay bërëb yoo xam ne yu am solo la ci li nga xam ni moo di communauté Layène ndax ti nag dañoo jiga woon daal ni fu waaye mënti nekk rek na fa célébrer li nga xam ne moo di appel bi waaye nag li nga xam ne moo di yor lii di daal Cambérène yor Yoff maa ngi jégalu Jamalaay lu am solo la boo tax nag ñu bëri teewoon nañ ci doon def ay zikr di ñaan daal pour jàmm ñëwaat ci Sénégal tamit mbas bi jóge fi loolu daal la ñu nemme ci li nga xam ne moo di appel bi nga xam ne nag kii di sëriñ bi sax yeewi na taalibe yëpp ñu daal di ñibbi seen i kër daal di eggali fa li nga xam ne moo di zikr yi ak ñaan yi loolu daal mooy li fi tukkee Alaaji Maodo ci li nga xam ne moo di 148e appel bi fii ci Yoff Alaaji Moussa Thiam doon jot di xibaar yi pour la rajo Sud FM. El Hadj Moussa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bala ñoo dem sax ci wàllu bisu tey bi ak ñi nga xam ne faatu nañu ci wàllu Covid bi
ñu fàttali ak itam di daanaka xeetu ku faatu ku ñu fi dab léegi mu di maire ba nekk ca Typ mu nekk ca département bu Mbacké maire Typ nekk ca département bu Mbacké di Serigne Bassirou Mbacké nga xam ne sax moo jiite woon association maire yi nekk ca Mbacké dafa faatu gannaaw ba nga xamee ne ñu feebar bu gàtt daal moo ko dab groupe Sud Communication ci sama kàddu gi ñu ngi jébbal seen njaal ak itam seen naqara ku tiis ci njabootam kooku di Serigne Bassirou Mbacké nekkoon maire bu Typ ne jiite woon tam président association maire yi nekk ca Mbacké moo faatu wax nañu ne ci feebar bu gàtt moo ko mujj yóbbu fukki nit ak juróom yu faatu wax nañu ne ci daanaka benn bés Sénégal nag daanaka léegi mu àgg ci junni yu faatu ci ay doomu aadama fi mu toll nii téeméer ak ñeent yoo xam ni alawtikuwaat na leen doomu jàngoro boobule El Hadji Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñetti téeméer ak fanweeri test yu ñu def téeméer ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam mooy importé waaye am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñu tuddee cas communautaire ñooñu nag nii la seen lim bi tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fukk ak juróom-ñeent ñooñu nii la ñaar ci Ndakaaru Plateau ci Mariste Pikine ak Rufisque benn ci Médina Castor Ouakam Almadies Nord Foire Ngor Diamniadio Sébikotane Jaxaay Diamaguène ak Yombol ci région yi am nañ ci juróom fukki cas yu tëddee nii fukk ak juróom benn ci Saint-Louis juróom-ñaar ci Tivaouane juróom ci Kolda ñett ci Popenguine ak Thiès ñaar ci Saly Dakar ñaar ci Saly Dara Mbour ak Touba benn ci Diofior Linguère Somone Toubab Dialaw Diass Richard Toll Ndiassane ak Vélingara ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñett si malade yu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñeent fukk ak ñeenti malade ñoo nekk réanimation fukk ak ñetti malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb dibéer fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-benn ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñaar ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom wér nañ ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi. juróom-ñetti minute moo feggu ci benn waxtu fii saa si nii fukki nit ak juróom yi faatu nag ci ñeenti fan yi ci daanaka boo seetloo ci jamono yi nga xam ne ñi ngi àgg sax ci état catastrophe wàllu wér-gu-yaram noonu ko waxee fii ci biir Sénégal virus bi nag moom ba léegi rek mi ngi fii ba tax na daal itam ñu bari nag ci askan wi daal ñoom daanaka sax moom daal daanaka bàyyi wun xel loolu waaye nag teewut mi ngi fi ba léegi itam fokk rek daal rek ñu tàmbaliwaat liggéey dama ko dikk waaye nag itam nu bàyyi xel itam lépp loo xam ne aju na ci wàllu aar gi Marie Rosalie Ndiaye. ak fukki faatu yi nga xam ne yëgle nañu ko ci altine gi te mu aju ci mbas mi ñeenti fan donc laata lu ñu duppee état de catastrophe sanitaire di jeex ci biir réew mi Lamine di ab ndaw dafa jàpp ne mesure barrière yi nga xam ne moom la kilifa yi digtal tey la ñu ko war a gën a sàmm. tout d'abord damay firndal ne feebar bi mu ngi fi am na ci dëkk bi parce que gis nañ ravage yu muy def à travers le monde et particulièrement suñu dëkk gis nañ mu fi rey ay autorités ay nit ñoo xam ne ni ñëpp xam nañ leen donc kenn mënul natable que ne feebar bi mu si biir dëkk bi lu des mooy ñu jël suñu matuwaay mën nañoo dund ak feebar bi comme ni ko président bi waxoon mais tout en respectant les gestes barrières. lu tax nag soluloo sa masque te yaa ngi jege ki nga toogal. moo ngi nii sama saak nga taxoon léegi laa toog ni naan ko fee tekki ko mais dama koy takkaat léegi. Rokhaya war a jege fanweeri at moom dafa jàpp ne lii nga xam ne moo di état de catastrophe sanitaire bu ñu ko tegee àjjuma ni ko njiitu réew mi yëgle warul tax nit ñi bàyyeeku dellu ca la ñu ne woon laata mbas mi di fi dugg. corona bi mu ngi fi de kenn mënul wax ne nekk fi chaque jour ñu ngi gis cas yi nu muy augmenté ak yooyu donc ku fiy def xew tamit moom nga jéem a xool rek nooy defee ba mesure barrière yi ñu jéem ko respecté ku fi am xew yaakaar naa di nga ko def mais nga xool noo koy defee ba kii mesure barrière yi ko respecté. am ñu jàpp ne
couvre-feu bi nga xam ne yéegal nañu ko ba minuit dina tax ba sénégalais yu bëri noppaliku mën a daan seen doole na mu waree kenn ci ñoom di Babacar. côté social bi daf ci jàppale nit ñi trop baax a baax parce que man mii par exemple sama job dafa reprendre à normal te alors que temps yi yëpp dañ doon gaawantu di dem ñibbi et tout ça xam nga loolu fekkatuñu quoi. bu amee nag benn mbir moo xam ne ndaw yi ñu tàllal sunu micro ñoom ñëpp ànd nañu dogoo ci moo di ne sénégalais bu nekk war na takku dundam na mu waree ci kaw mu moytu mbas mi moytu ko wasaare ndax ba ci jamono ji amagul luy firndeel ne feebar bi jeex na ci réew mi. ko kii di docteur Ousmane Gueye am na ay kàddu yoo xam ne jot na ko rosal gannaaw ba nga xamee ne état d'urgence sanitaire bi fukki fan ak juróom-ñeent lay jeex naan maanaam wàllu wér-gu-yaram itam jatu woon itam taxawlu temm ngir rek dànk ko taxaw ci bu baax a baax lay jeex naam waaye nag firiwul ne xeex bi dafa jeex wala daal mais geste yi maanaam li ñu war a taxawee dañ koy daal di bàyyi mu déedéet dañ koy gën sax di topp docteur Ousmane Gueye waxtaan ko ci ak Ndeye Marème Ndiaye. geste barrière dafa war a wéy tey jii bu njiitu réew ne dañuy arrêté état d'urgence sanitaire bi à partir du 19 loolu tekkiwul ne war nañoo jël suñu masque yi sànni ko tekkiwul ne war nañoo arrêté raxasu tekkiwul ne war nañoo bàyyi dandante defe naa dañ ko war a continuer dafa war a wéy du ñaari mbir yi du benn même bu fekkee am nañu relation waaye du benn état d'urgence sanitaire warul tax kenn bàyyi li mu daan def mooy tàkk masque li mu daan def mooy raxasu li mu daan def mooy dandante defe naa loolu moom dafa war a wéy loolu la ñuy wax geste barrière il faut ñu continuer ko parce que bu ñu bëggee mbas mi jóge fi wala ñu am ay kaaraange bu mat sëkk si suñu wàllu wér-gu-yaram pour mën a jàmmarloo ak mbas mi faaw même bu fekkee vaccination baa ngi fi mooy ñàkk bi il faut téeméer goo jël ci askan gi juróom-ñaar fukk yi wala ba juróom-ñett fukk yi ñàkku tant que amuñu loolu bu kenn xalaat ni war nañoo am li ñuy wax immunité collective par la vaccination donc bu loolu yembul dañu war a continuer di tàkk suñu masque di raxasu di nannante loolu moom wax dëgg yàlla dama bëgg mu gën a leer ci bopp ñëpp askan gi yëpp xamee ko noonu xam ni lever état catastrophe sanitaire bokkul dara ak bay tàkk masque bokkul dara ak bay raxasu. benn waxtu moo dem ba fekkook fukki minute ak ñaari fan yi grève la ñu xàppati syndicat bi di SUTSUS nekk ci waa kër docteur daal am ay ndàmpaay yu ñuy laaj ak yeneen i mbir. Babacar Samb. gannaaw bañ teggee seen patànk li ko waraloon bokk ci manifester ñu fi jotoon a nemmeeku yi les techniciens supérieurs de la santé fas yéene na ñëw wëyaat si seen xeex. cette fois ci c'est 48 heures àllarba ak alxames. ñaari fan ñu fas yéene ko banque seen loxo àllarba ak alxames gi di ñëw ngir sàkku nguur gi daal di saafara seeni bëgg-bëgg ci nu mu gën a gaawee yooyu sàkku teef nga xamante ni ay at a ngi nii ñuy daw si ginnaaw Farba Ibrahima Ndiaye moo di secrétaire général bu syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé. depuis 2012 bi première promotion bi génne suñu ministre bu fi newoon Eva Marie Coll defoon na ci même benn bataaxal bu mu waxoon collègue am bi nga xam mooy ñoom ñooy recruter ci nekk fonction publique ni ko nag na utiliser service technicien yi pour régler li nga xam ne nii day indi ay jeexi jaaxa day indi ay problème day indi ay difficulté techniciens yi mënuñoo former ñi encadrer leen nekk seen tuteur ñuy génn bëgg leen a tiim loolu mënul nekk ñun nag moo waraloon ñu taxawal suñu syndicat bi am na léegi ñaari at ay techniciens supérieurs de santé rek ñoo ci nekk et seen seul problème mooy problème de reclassement boobu ak indemnité de spécialité indemnité bi nag ku spécialisé wu aujourd'hui état bi mu ngi koy fay spécialiste médecin yëpp kon paramédicaux yi nga xam ni ñoom dañoo spécialisé wu dañoo war a am indemnité moom la ñu réclamer ñu jox leen. mu di bankub loxo bu nar a indi gàllankoor ci pej gi buñ sukkandikoo ci secrétaire général bu SATSUS. boo demee ci biti it ñi nga xam ne ñooy superviser infirmier sage-femme ci poste yi ay techniciens supérieurs lañ. boo demee ci biir laboratoire yi ñoom ñoo fa nekk également di def analyse boo demee rajo ñoom ñoo fa nekk tey bu ñu lay defal dialyse nga nekk ay 200 kilomètres de ci hôpital régional bala nga nekk feneen cela veut dire que c'est grâce ak ay techniciens supérieurs ay médecins spécialistes nekkuñu fa bu ñuy opérer tey nit ba fukk nit jigéen du am ay difficultés c'est parce que ab anesthésiste mu fa nekk ci anesthésie boobu technicien supérieur bi waaw tey boo amee da nga daan pour nga def analyse da nga daan jóge def ay centaines de kilomètres door di gis laboratoire te boo ñëwee ay jour mun nga faa nekk tey fi mu toll ni décentralisé nañ ko ba unité de santé yëpp am nañ ko même centre de santé yi am nañ ko ay techniciens supérieurs ñoo fa nekk bon nag ñooñu tey bu ñu nekkee en grève yaakaar naa ne système bi dina ko yëg fi mu gën a méttee. SATSUS fas yéene William foofule ndaxte bu fekkee yile revendication du benn saafara buñ ci daal di indi xeex wile danañ ko gën a taral.
Babacar Samb waa SATSUS kon ñoo doon def jëf joojulee ci wàllu garab bi ñu fas yéene gën a dëgëral maanaam fexe ba aar alam bi li ñu wër ndomb lépp moom la ñu duppee environnement ak li ñu gétti loolu bokk na ci tomb yi ñu waxtaane fukki fan ak juróom ci weeru mars yi nga xam ne àdduna bi yëpp wërngal kàpp dañ koo jagleel ak yelleefu ñi nga xam ne ñoo di wéy jëfandikoo yi consommateurs yi xeex itam daal ba lépp loo xam ne aju na ci alam bi lu koy yàq géej gi itam ñaare seetlu nañu ne lu baree bari ci xeetu plastique yi daf ci bari lool téeméeri junni ci ay mammifères yoo xam ne daal xëy na dañuy dund yor seen bakkan ci géej gi boo deful ndànk itam lu mel ne mbonaat yeeg yu demee noonu benn million ci wàllu picc yi nekk ci géej géej yëpp boo def ndànk at mu nekk noonu loolu dañuy faatu ak lu tolloog juróom-ñetti million daal ci yenn xeetu déchets plastiques yeeg yooyu nga xam ne mën naa indi ay jafe-jafe ci océan bi maanaam ci géej gi ba tax na fii ci Sénégal sax ñoom ñi ci yëngu tàmbali nañ di yëngu ci fànn boobu ba ASCOSEN nag ñoom daal seen yéene mooy gën a taxaw ci loolee moo tax kii di Momar Ndaw bi ko jiite jokkoo ci ak Mame Diarra Da Silva. amoon nañ fi benn loi boo xam ne sax moolaat nañ ko ci 2020 bi. loi boobu nag dañ ko mool pour amoon nañ fi benn loi boo xam ne sax moolaat nañ ko ci 2020 bi. loi boobu nag dañ ko mool pour gën a mun a défendre consommateurs yi. ndax ci loi boobu dañ cee yokk droit à l'information consommateur dañ ko gën a yaatal. maanaam li nga xamante ne bii da nga koy signé ak ay yu mel ni ay opérateur ñii di téléphone ñii di yeneen. clause yi nga xamante ne bii yëpp clause la boo xam ne dafay neewal doole consommateur bi dañ koy ooyee ci tubaab clause abusive boobu indi nañ ko. réglementation ci li nga xam ne mooy ni ñuy jaayante léegi yu bees yi parce que gis ngeen ne léegi bari na ay supermarché yi fii ñëw donc yëpp day joué. gis nañ ne aussi yokk nañ doole ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy agent yi nga xam ne ñoo war a def contrôle économique beeg contrôle de qualité beeg contrôle des prix et cetera ñooñu itam ñu renforcer itam daan yi nga xam ne moom la ñuy daan ñi nga xam ne respecté wuñ loi yi consommateurs yi. même loi bi ba tey dafay yokk doole association consommateurs yi parce que may nañ leen léegi ñu porter plainte ci turu nit te bu njëkk ci seen tur rek lañ mënoon a porter plainte. am na lu ñuy wax conseil national de la consommation nga xam ne moo fi nekkoon dañ ko gën a dooleel. créé nañ sax beneen conseil boo xam ne moom la ñuy wax conseil national donc di observation nationale des clauses abusives. donc mu nekk loo xam ni day tax buñ lay signaloo ay contrat benn doo xam ne di nga ko signé mu nekk loo xam ne day yàq sa intérêt. Sénégal bokk na ci réew yi gën a avancé ci mbirum ñuy wax protection du consommateur. ren nag li nga xam ne moom mooy thème bi ci au niveau mondial mooy mbirum li ñuy wax protection contre les pollutions plastiques. ndax ngeen ne plastique yi dafa tëb rek bari ci réew mi ba nga xam ne daanaka amul dara looy def léegi te amul plastique te plastique boobu nag day yàq alam bi day wàññi njur yi parce que jur gi ñu ci bari ku ci lekk plastique rek da ngay faatu et cetera loolu tax na ba Sénégal ci boppam sax jóg na ci loolu ba créé na benn loi boo xam ne 2015 la woon ba pare ñu moolaat ko 2020 pour lutter contre plastique yooyu noonu donc loolu mooy thème bi au niveau mondial. ci wàllu carte presse yi fi mu toll nii tàmbali nañ ko di ko déposé ngir ñu ko bëgg am ci way taskatu xabaar yi ci altine ji fële ci kër gi ñu duppee maison de la presse nga xam ni foofa fa lañ koy yóbbu kayit yi waaye nag kitus bi fi mu toll ñu baree bari amaguñ ko ndànk-ndànk rek la ñu fay ñëw bareeguñu Abdoulaye Diop. léegi nag door na dépôt dossier yi ngir mën a amee ci carte nationale bi ñu jagleel taskatu xibaar yi ca maison de la presse nag ñin ñi bëreeguñu journalistes yi nànk-nànk la ñuy ñëwee Ousmane Ibrahima Dia secrétaire général bu CORED di dikkaat ci dossier yi ñuy mën a joxe. ku bëgg a déposer say dossier rek fii ngay ñëw nga andi sa diplôme nga andi sa attestation d'employeur entre ak yeneen document ak am na tamit lu ñuy fay ñoo ngi fay 2000 francs maanaam ñeenti téeméer. mu jàpp ni cutis boobu mën nañu koo jàppee ni ab passeport éthique ak déontologie. cutis bi dafay wane ni yow yaa ngi respecté mbirum éthique ak déontologie nga xam ni lépp journaliste liggéeyam lépp mi ngi lalu ci affaire éthique ak déontologie koo xamante ni yow bu ñu seete yow éthique ak déontologie doo ko respecté benn yoon yow mënoo am cutis bi te cutis bi boo ko amul doo mën a am carte presse bi. Alioune Mbaye moom photojournaliste la dañu koo fekk mu déposé ba noppi. jàpp naa ne lu am solo la ndaxte dafa mës a nekk suñu mbébét pour en tout cas segg parce que métier moo gis am na ci ñoo xamante ne la dañuy ñëw def lu leen neex maintenant lii su yembee daañu mën a xam kii mooy kan. ndorteelu dépôt dossier yi nag nekk na ab jéego bu am solo ngir mën a raxas méccum tasum xibaar fii ci Sénégal.
Odile ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo Faye maa ngi laa nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu xabaaru tàggat yaram yi dañ koy dooree ak njeexteelu fukkeelu bëccëg Ligue 2 sénégalaise bi tey ñaari jongante la ñu am ci programme bi bu ñeenti waxtu jotee Sonacos mooy dalal Guédiawaye football club ca stade Fodé Wade bu 17h jotee nag Demba Diop FC moom dafay ñëw fii nii ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye daal di fa jongante ak Renaissance ñoom moom nag bu amee victoire Demba Diop FC nag dafay daal di nekk nag ci ñaareelu place au classement bi topp ci ginnaaw Linguère bu Saint-Louis noonu sax la ñuy daal di defee ab porox ndoll wax nag ci li nga xamante ne moom mooy de club yi nga xamante ne ñoo féetoo fële ca Mbour ak bilangu fukkeelu bëccëg bi ci Ligue 1 bi nag li nga xamante ne moom mooy défaite yi mu ngi wëy foofee di Mbour Petite Côte ak Stade de Mbour jàmbaar bu Saly moom daal dina ñàkk ci week-end bi li nga xamante ne moom mooy place bu njëkk bi mu nekkoon fan yi yëpp Kër Madior nag ci Ligue 2 bi moom dafa daal di wàcc ba ci ñetteelu place su classement wu podium bi loolu yëpp dañ ci teewlu kii di Moustapha Sall. mbir mi mu ngay wéy di gën a metti ci équipe bi nga xamante ne mooy Mbour Petite Côte waa Mbour Petite Côte nag ñoom jël nañu seen juróom-ñaareelu jël ci fukkeelu bëccëg bi ndaxte tey jilee équipe bi nga xamante ne moo leen fekk si dóor leen di Casa Sport ñaari bal ci benn la leen daan booy wàññi sax bii moo nekk ñeenteelu jël bu nga xamante ne ñi ngi koy tegale ci juróom-ñaar yi gone yi Mbaye Diouf Diaye yi nag nga xamante ne ñoom fi toll ni gën nañoo jege ñi nga xamante ni noo jël ndaare ndaxte fukkeelu place beeg ñaar la ñu nekk am juróom-ñaari poñ tolloog poñ ki nga xamante ne mooy avant-garde bi kon nag ñoom ak seen italien yi nga xamante ni ñoo fi nekk daaw ba ren bi saison bi dooree ba léegi de ñi ngi wër bunt bi waaye gisaguñu ko ndax ñaari ndam rek la ñu amagul ak benn témboo ci fukki jongante juróom-ñaari bit la ñu dugal daal di jël fukk ak benn Stade de Mbour moom it dañu ko daan ci bëccëg bilee ndaxte Dakar la ñëwoon fekk si douane daan ko ñaari bal ci benn bii sax mooy nekk seen ñetteelu défaite bi ñu dooree saison beeg léegi ñoom nag wàcc nañ ci juróom-ñeenteelu place bi waaye nag bind nañ fukki poñ ak ñaar soo xoolee sax ñoom seenu défense jël nañ fukki but ak benn waaye ñoom dugal nañ juróom-ñeent ñetti ndam la ñu am ñetti jël ak ñetti témboo ñu fàttali nag ñoom dese nañ benn jongante bu nga xamante ni bu balaguñ ko Jaraaf jàmbaar bu Saly moom mën nañoo wax ne nag ñàkk na place su kanam bi ndaxte dafa témboog équipe bi ko fekk si woon di génération foot fii ci Fodé Wade gone académie bu Saly bi nag ñoom kon nag ñoom bàyyi nañ ñaari poñ fii ci seen kër loolu sax tax ba ñu wàcc ci ñaareelu place bi fukki poñ ak juróom-ñeent la ñu am gone yi nga xamante ni nag coach Mbaye Badji moo leen di tàggat ñoom ñooy nekk ñetteelu attaque bi maanaam bokk nañ ci équipe yi dàq dugal nekk ci ñetteelu place bi bu ñu leen doon xayma fukki bit ak ñaar la ñu dugalagul seen équipe nag jël na juróom-ñaari bit ci fukki match bu ñu waxee ci Ligue 2 bi Kër Madior moom dafa témboog Africa Promo Foot ci bëccëg bi dugalul waaye tamit kenn dugalu ko seen digg ñoom ñaar fukki poñ ak juróom benn la am Kër Madior mii moo nekk ci ñetteelu place bi ci fukki match yi nga xamante ni jot nañ koo laale gone yu Malick Diop yi ñoom am nañ ci ñaari jël ñeenti ndam ak ci lu toll ci ay témboo Demba Diop ci altine ji lay laaleeg Renaissance bu Ndakaaru ci Dakar ñoom nag ñi ngi ci juróom-benneelu place bi am fukki poñ ak ñeent mën naa ñëw sax ba ci ñaareelu place bi bu fekkente ne gañe na jongante bi muy amal Demba Diop ñu faat juróom-ñeenti match yi nga xamante ni jot nañ koo laale dugal nañ ci juróom-ñeenti but gañe ci ñeenti match ñetti yoon lañ leen ci gañe ñu témboo ci ñaari yoon Moustapha Sall fii ci Mbour ngir Sud FM. Moustapha Sall mu nekkoon bilangu fukkeelu bëccëg club yi nga xamante ne ñoo faree foofee ca Mbour AS Douane nag jamono ji moo nekk ci place bu njëkk Ligue 1 sénégalaise bi jàmbaar bu Saly daal di ci topp Génération Foot moo nekk ci ñetteelu place su classement bi Union Sportive bu Gorée ak ñii di waa NGB ñoom ñoo féetoo ci suufu tableau bi maanaam Maodo Faye bu fi yëf yi yemoon ñoom ñoo ñee dañuy daal di wàcc ci li nga xamante ne moom mooy Ligue 2 bi noonu la ñuy wëyalee wax ci li nga xamante ne moom mooy football bi ca Tugal tey nag dañuy daal di jeexal li di ñaar fukk ak juróom ñetteelu bëccëg première ligue bi Wolverhampton nag moo fas yéene laaleeg Liverpool loolee bu 20h jotee ci nag lañ koy daal di amal lu jëm nag ci Liga espagnole bi. ñoom it daañu jeexal ni ki tey jii seen ñaar fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg FC Barcelone Maodo Faye moom dafay daal di laale ki nga xamante ne moo féetoo ci suuf tableau bi di USK loolee bu 20h jotee la Maodo Faye ren ji nag li nga xamante ne moom mooy remontada doon na lu leen të bu baax a baax ndax fi mu ne nii daal di nañ leen éliminer xanaa rek da ngeen di muñ ba beneen.
incha allah waaw dañ waa kay ñu wëyal ak li nga xamante ne moom moo jëm ci bëccëg yi mujj ci CAN 2022 bi Aliou Cissé nag bu mënul jot ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy titulaire am yi kon war na def confiance am yaakaar ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy tàggatoo fii ci suñu biir réew wala sax ñiy faree ci diwaanu Afrique loolee ki nga xamante ne moom mooy directeur de communication marketing bu Génération Foot di Talla Fall moo ni waxee dañ koy teewlu ci jokkoom ak El Hadj Malick Ndiaye. joueurs yi nga xam ne ñoo nekk sur le plan local. joueurs yi nekk sur le plan local ak joueurs yi nga xam ne ñoo nekk tey sur le continent africain. parce que parmi ces garçons-là am na ci ñoo xam ne tey ils peuvent rivaliser par rapport à ces deux équipes qu'on va rencontrer parce que kon niñ ko mën a waxee équipe yooyu du ay équipe yoo xam ne nag vraiment war nañu mën a jaaxal suñu xoolee équipe yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk sur la scène africaine et d'autres qui évoluent sur le championnat local ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk sur le continent africain war nañ leen mën a woo pour won leen ne bon place yi amoon na ay titulaires mais tey situation bi am mën na leen permettre aussi ëllëg dinañu mën a defaat sélection boo xam ne dinañ ci boole ay joueurs locaux donc moom xam na ko Sénégal yàgg na di am ay joueurs yoo xam ne ci équipe nationale bi ay joueurs locaux dañ ci mës di nekk donc bu ñu gisee cas bu mel ni Pape Matar Sarr xale boo xam ne dafa dem ren commencé titulaire ci équipe am année bi donc war na mën a wane ne ñi ñaa ngi liggéey fii et que il suffit juste xale yooyu ñu jox leen confiance wan leen ne tey xaj ngeen ci bokk ngeen ci kenn fàttew leen et c'est l'occasion pour vous wane li nga xam ne moom ngeen am ci talent parce que boo jëlee yenn équipe maghrébine yi mais y a du talent y a des joueurs sénégalais yu nekk ci équipe yooyu boole ci ak ñu nekk ci championnat bi ñu boole leen war nañu mën a am équipe boo xam ne ce sera une équipe compétitive dinañu war a mën a wane seen bopp et puis dinañu mën a découvrir ne kat xale yi ku leen encadrer war nañu mën a am une alternative par rapport à l'équipe nationale. mu nga ko Talla Fall di ki ñu dénk wàllum communication ak marketing ca Génération Foot lu motatul nag ñaari ayu bés Sénégal nag war na amal ay jongante ci digganteem ak Congo naka noonu ak Eswatini muy jongante yi nga xamante ne moo mujj ci éliminatoire CAN 2022 yi waaye jàppale ni ci club yu bëri yoo xamante ne ñu ngi faree foofee ca tugal nee nañu ñoom duñu bàyyi seeni joueur maanaam joueur africain yi ndax bu ñu ñëwee bu ñu delluwaatee dañuy toog benn ayu bés yoo xamante ne dañ leen di saytu ci lépp loo xamante ne jëm na ci wopp bi di coronavirus moo tax nag ren dina jafe lool ki nga xamante ne moom mooy Aliou Cissé mu daal di jot nag ci joueur am yooyee dañuy fàttali rek ni Sénégal moom daal dina qualifié ba noppi ci li nga xamante ne moom mooy CAN 2022 bi. jërëjëf Odile ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñaar fukki minute ak juróom-ñaar moo fegg ci benn waxtu ñu dem ci xët wi ñu jagleel wàllu aada ak cosaan. dina du dara waaw ku la jàpp diñ ko njuuy amuloo kóllëre tekki woo dara nii la doon woyee niit la doon waxee baatam bi di direeku ak dër bi nga xam ne moom lañ ko xamee woon Thione Ballago Seck dëddu na Thione Ballago Seck milee woykat waxkat werekaan woo xam ne xerañteefam ak doon gu mu doon daanaan wër na àdduna war ngal kapp moom mi la tey laskanu Sénégal di jooy ginnaaw bu mu dëddoo bés ni ki tey ñu ngi ko denc fële ca cimetière yi nekk ca Yoff way wa daanu na ndaanaan dem na Thione Ballago dëddu na ñu koy metti lu lool nanu fexe ba héritage bi fi bàyyi bu ñu ko yàq Wally kese moomu ko Wally mujjee judd ci musique bi kon ñun ci lañ bokk am nañ ci wàll te dinañ ko doxal ñu ko war doxale ba duñu jëppi bu ñu ko fekk Thione Ballago Seck Thione Seck Papa Thione tur yi bëri ñu koy woowee di firndeel ne woyam ak turam jéggi na ay maasi maas mag ñi xale yi ba ci ndaw yi ku nekk xam nga kan mooy Thione Seck ana lan sax la askan woowulee jàpp ci ki nga xam ne moo di Thione Seck nañ ci ànd ak Aïssatou Gueye Ba. ay xol yu fees wayu kii di Thione Ballago Seck daal di des seeni xel ba faaw. waaw sax yooyu mu doon woy boobu la dem gane ji tey ci guddi gi tey sax yooyu tey moom lañu dundee tey woy boobu daal moo ma marqué. li tax way yi ni mel des ci seen bopp bokk na ci kenn ku nekk ci ñoom am lu ko marqué bu baax a baax ci wayu kii di Thione Ballago Seck. mooy fu mu woyee taas ak néegu ñàkk bu ñoo yem ak fu mu woyee bàyyil doomu jàmbur bi ngay liggéey ak fu mu woyee yonent bi
vraiment yooyu woy ñett yooyu man bu ko woyee mag la mais suma yaram dafay daw. julli dem jàkk fu muy naan julla la war jàppa dem jàkk lu waayu yooyu dafay niroo borom boobu dafa xam nga foofu dafa waare doomu aadama yi. yeneen i mbir yi tax ñii ñu dajal duñu fàtte wayub Thione Ballago Seck ba faw mooy moom ay wayam dafa daan yéete. dafa teg musique bi ci yoon quoi. Thione Seck vraiment. dañ ci jàng. dégg nga ko mën a xam ne kii grand maître la. Thione Seck amoon na personnalité ànd ak dal itam ba tax na nag ndaw mu nekk war a jàng ci moom lu bari. Thione Seck daal presque lu mu doon woy yëpp téere la bu njëkk. téere la waaw li mu doon woy yëpp day yeete. kon yooyu yëpp ay woy yoo xam ne daal vraiment day jàngle. waaw te itam nit koo xam ne itam du nit koo xam ne ñàkk na fayda. di nit koo xam ne am na nit ko am caractère la daal. kon nag kii di Thione Ballago Seck daal di nay wuyu ji boromam ab waykat bu xarañoon loolu mët fa. Thione Seck nag daal di nay dëddu àdduna bàyyi fi nag ab ndono boo xamante ne ndaw mu nekk buy door a door lépp lu jëm ci wàllum caada war naa roy ci moom. ak lu ci mën ci am daal ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak moom seen bi di ay woykat ni moom seen wax benn la. Thione Ballago Seck mile woy amul woon wenn kumpa ci moom ndax géwél la ba noppi yàlla may na ko baat boo xam ne bu neex la car macha allah mucc ayib nañ ci déglu ay CD ku ci mel ni Ismaïla Lo Youssou Ndour ak ki nga xam ne moo leen gën a féete ndaw di Pape Diouf. comme ni mu ko waxee woon àdduna du dara bu mu moom muy dogal te kenn mënu xëccoog moom. Thione yegg na foo xam ne ni ki Sénégalais yi bu doon lenn la lu ko mën a téye ci àdduna kon gëm naa ni dina toog nit ku liggéeyal réew mi bu accompagner réew mi bu bind ngir réew mi moo dem sunu mag sunu kilifa comme ni mu ko waxee woon àdduna du dara comme ni mu ko waxee woon àdduna du dara. man Thione dama la bëgg xamal ne Thione su fekkee dañuy wax admirateur Thione wala ku fan Thione Seck fan sam numéro 1 man mii la Ismaïla Thione est l'un des meilleurs paroliers au Sénégal. waaw man morceau yëpp bu mu ci bind rek téere la mënumaa lim. parce que déjà man bu commencé déjà sama mbéy parce que man sama chanteur préféré la. pour te dire morceau yëpp téere la. morceau yëpp laa wax de. amu ci bu mu ci gën nag morceau yëpp moom marqué moom morceau yëpp laa bëgg. waaw xanaa di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey ñu yeewoo naqar tiis bu metti dal si réew mi. muy suñu papa Thione Ballago Seck di un baobab di monument mu def loo xamante ni nag tey ci aar kenn dootu ko na table donc tey Sénégal yëpp ñoo am naqar tey bés bu metti la vraiment ñu koy metti lu lool di ko jaale nag Sénégal di ko jaale famille di ko jaale ñëpp di ko jaale sunu yaay. ci téere bu mu bind daal di koy génne atum 2018 suñu naataango bile di Fadelloo doon na it jàngat bu baax a baax woy Thione Seck yi lee ginnaaw bu mu ko bindaatee ngir gën a firndeel xerañte ak xam-xam bi nga xam ne dëxañoon na ko ci wàllu woy yi lee yu ci mel ni yaay booy papa doomu baay. yen bi Ballago ak yu ni mel njaboot googule doon lu ko ñor ba tax mu ci doon def kéemtalaay kàttanam seede bile Abdoulaye Nar Seck di magam di ko seede. ki tax ba sonn ma ki tax ba kenn yërëmu ma Thione Ballago Seck la ñoo bokk ndey ak baay ma namp jox ko mu namp foog ma wax loolu ñëpp Sénégal yëpp dégg ko monde bi yëpp dégg ne sama rakk ji jàppale na ay nitam jàppale na ay mbokkam jàppale na ñëpp. waaye it Thione Seck mooy taalifkat bu mag bi nga xam ne dafa doon woy mbëggeel ak it jigéen yu mel ni yow jaaga. sangol samba julindor jongoma sëy bul dof ak yeneen yu ni mel di firndeel ne ku bàyyi woon xel jigéen ñi la. jigéen warul fooy boppam jigéen amul lu dul boppam bolingo na ngay Maria Chantal. yamu ca Thione Seck it nekk na woykat boo xam ne dafa doon défendre ay cause ndax ñu ngi fàttaliku woyoon na fi wàllu apartheid ak di kañit der bu ñuul.
mag ñi ñuul ñu laayu jaan bi duma leeral. waaye Thione Seck it mooy jullit bi taalibe murit bi nga xam ne lu jël way mu way yonente bi sallallahu alayhi wa sallam way na it Serigne Touba. Bamba Touba Bamba njaareem Bamba dunya sëñ Bambay borom jamono léegi nu dem ak tey Bamba lañuy waate Bamba borom yi may. Thione Seck moomulee doon sax mel ni kuy tàggatoo ndax doon na amal benn projet bu mag boo xam ne mi ngi ko doon lëkkaloo ak artistes yu nekk biir réew ak bitim réew ngir def benn tournée ci Afrique sowu jant gépp lu ni mel ngir fésal musique bi nga xam ne doon na ko def waaye it ngir bàyyi fi loo xam ne bu ëllëgee du nax saay ba mukk. comme nag du dund nañ ko ba agsi fii ñun ñëpp a ngi fi ku nekk nag profitool ñu bàyyi fi xale yi dara je dis bien ñu bàyyi fi xale yi dara. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence.